asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ca Medina Baye ginnaaw génnuk àdduna Cheikh Ahmed Tidiane Niass ñu jébbal ko boromam boo demee foofee ca Medina Baye personnalité yu bari ak ay kilifa yu jóge bitim réew kilifa diine kilifa aada ñoom ñëpp ñi ngi ñëw di ziar si di indi seen njaal di ngeen dégg Cheikh Aboubacar Ibrahim Niass nekk doom ci bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Niass di indi ay seede ci kilifa gi fi dëddoo di wax ni ku baaxoon la ku tabe woon la waaye tamit li mu nekk lépp ci hôpital ak ci lalu hôpitalam li nga xam ni moom la cërale ak yàlla suñu borom di waxtu julli dara musu ko cee raw fële yi tamit ca hôpital bii di hôpital Fann foofee yi tamit njàqare ak tristesse rek la ñu fa am ginnaaw dëddu àdduna Ibrahim Pierre Ndiaye nekkoon fii ku nga xamante ni professeur bu mag a mag la woon foofee nag ñu ci bari indi nañu ay seede ci jëmm ju tedd jooju nga xam ni moo fi bàyyeekoo. communauté libanaise bu Sénégal ñoom nag am lool li nga xam ni moom moo di njàqare ci li xew ca seen réew foofee ca Beyrouth nga xam ni explosion yu métti moo fa am ñu bari ñàkk ci seen bakkan ñu bari tamit gaañu ci doomi Liban yi nekk fii ci Sénégal jàpp ni nag état bi moom moo seetaan ba jéye ji am fa lu njiit njaaga te nguur gi moom mooy njàkk. dañuy dem ba Medina Baye ki nga xam ni moom moo fa dëddoo muy Cheikh Ahmed Tidiane Niass ñu jébal ko yàlla suñu borom seede yi di wéy di am ci moom ki nga xam ni nag moom lañ ci am tey mooy Cheikh Ahmed wala bokk Cheikh Ibrahim Aboubacar Niass nekk doomam nekkoon i tamit porte parole am moom daal nee na kii fi dëddoo di wéy juram nekkoon xalifa bi ku baax la woon ku tabe la woon waaye tamit nit la ku nga xam ni da daan dimbali julliti yàlla yi di dimbali taalibe yi nekkoon na yi tamit ku nga xam xamante ni ci ba bi muy nekk ci lalu hôpitalam waxtu julli rawu ko mi ngi doon jox yàlla suñu borom li mu moom Cheikh Aboubacar Ibrahim Niass ñu déglu ko ak suñu envoyé spéciaux yi Amago Robert Niang Ndeye Mariam Gueye ak Souleymane Diallo. maa ngi fàttaliku suñu yoon bi nga xam ne moom la mu mujj ci yooni Paris bii mu dem ba ma ñëwee seet si ko fekk maa ngi fa teseeg benn xale bu mu yar ñu koy wax Ousmane Baye mu indil ko sajaada indil ko kaamil ba mu ko joxee rek mu xool yëngal bopp bi ne ma buuba man est-ce que danaa mën a demati sama diggante ak sama kër di jaabante jumaa ji di dem ak a ñëw est-ce que loolu danaa ko mënati ma ne ko incha allahu loolu yàlla dana la ko defal kon ba fi mu tëdd ci lale hôpitalam mu ngi xalaat amul dara lum namm ci pay bi li may diggante këram ak jumaa ji ndax gis na ne baayam noonu rek la daan daagoo te noonu rek la daan def julli na dundam yëpp ba mu koy man daf daan dox tànkam di dem mbooloo di topp ci gannaawam mu dem ba mën a tut muy dugg etam muy dugg otoom di dem yaa ngi dégg mu dem ba mën a tut gannaaw bu mu duggee otoom di dem na ba mën a tut julli googu sax waaye mu ngi sox di li ma gën a xéem ci sa baay mooy dafay yëkkati lu bari jox la ba pare na la kan nga fii ñëwaat yàkkanti ni nga ñëwaat mu joxal la li ëpp lu nga xam ne moom la jox dëgg-dëgg loolu bu amee lu muy tegtale rek mooy ne mbaax ak tabe foofu la yam joxe na ba joxe léppam. Cheikh Aboubacar Ibrahim Niass nekkoon porte parole bu góor gi waaye tamit nekk doomam indi seede yooyu ci waajuram mu tedd woowu fi bàyyeeko bu ci kaname dinañu dem ba Medina Baye ak suñu envoyé spéciaux yi xool la nga xam ni moom moo fa am ci jamono ji dañuy daal di ñëw ba léegi rek li nga xam ni moo di dee daal di dugaat ci monde de la science ki nga xam ni moo fi dëddoo mooy professeur Ibrahim Ndiaye ca hôpital principal bu Dakar la génne àdduna nekkoon ki nga xam ni moo jiitu ci doomu Afrique yi làkk nasaraan bu amoon li nga xam ni moom moo di agrégé ci neurologie nekk na ku nga xamante ni ñu bari tàggat na leen formé leen ba ñu nekk ñoom tamit ay kàngam ci wàllu neurologie kookee nag moo di kan Pape Alioune Sarr ñëwaat na ci jaar-jaaru kooku nga xam ni moo di professeur Ibrahima Ndiaye.
dundu kii di professeur Ibrahima Pierre Ndiaye mën nañ ko tënk ci ay lim juróomi professeur titulaire tàggat na leen juróom-ñaari fukk neurologue tamit ay téere lu mu bind ci ay revue scientifique bëri nañu lool askanu science daal di ñàkk nit ku bëri woon xam-xam lii nekk équation bu jafe ci ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci faj ay collègue am njabootam ak tamit ñu mu doon faj daal di koy jooy seen diggante rataxoon lool ndaxte kii di professeur Ibrahima Pierre Ndiaye nekkoon na ki doon sorale lii di dee science daal di nekk ñàngat waaye yamu ci ndaxte professeur dundin la ko def mu am ci expérience xarañte ak mënin ci Saint-Louis le professeur bàyyeeko ci atum 1942 mu jànge fa ci l'école primaire daal di jaar tamit lycée Charles de Gaulle professeur Ibrahima Pierre Ndiaye daal di am bac lii tax mu ñëw ci université Cheikh Anta Diop Ndakaaru ngir jàng lii di médecine xam-xam soxal ko lool lii tax professeur Ibrahima Pierre Ndiaye daal di dem France ngir gën a ñawal xelam ci wàllu médecine moom sax mooy nit ku ñuul bu njëkk ci Afrique francophone bu am agrégation ci wàllum neurologie ci atum 1979 boobu fanweer ak juróom-ñaari at rek la amoon professeur Ibrahima Pierre Ndiaye daal di dellu ci dëkkam nekk professeur titulaire ci pàccum neurologie ci UCAD ci atum 1985 nekk tamit censeur faculté médecine pharmacie ak odontologie lu mat fukki at ak ñaar professeur nekk na tamit lii di vice-président bu académie nationale bu science ak technique bu Sénégal mu génn àdduna ci hôpital principal bu Ndakaaru atam toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ci diir dundam professeur bi daal di faj ñu bëri jàppale tamit patient yi teg ci tàggat ay professeurs yi woy di yeggale lu mu fi bàyyi. professeur Ibrahima Pierre Ndiaye naqar ak tiis la fi bàyyi waaye bàyyiwu fi gàcce ndax li mu fi liggéey ci wàllu neurologie rëy na ñi mu tàggati tamit bari nañu lool nit ñi di seede ci moom seede yu am solo rawatina kii di Alphonse Ousmane Thiaw directeur de cabinet bu ministre de la santé ak Saliou Faye Daaf ñoom ñëpp daal ñi ngi dellusiwaat ci ki nga xam ni moo fi dëddoo nekkoon nit ku baax nekkoon nit ku am xam-xam ñu déglu leen. Pierre Ndiaye mu nekk doomu Sénégal boo xamante ne ñàkk nañ ko Pierre Ndiaye lu nu mën a seede ci moom bari na nekkoon na professeur de médecine ba nga xamante ne yemul seulement ci Sénégal mais Afrique yëpp la turam eggoon ci lu mu nekkoon ñëpp xam nañ ni ràññeekoon na ci li ñu gën a mën a jàpp tamit bu weesoo xam-xam bi mu amoon te doon ko def mooy jàppale bi mu doon jàppale Sénégalais yi ñi nga xamante ne amuñu woon moyen te professeur daan leen jël gratuitement donc tey jii dañuy yokk rek jaale Sénégalais yëpp jaale njabootam jaale aussi tout le personnel médical. diggante 6 heures ak 8 heures dafa daan jël malade yi nga xam ne amuñu lu ñu fayee mu taxawu leen faj leen may leen paas may leen garab bàyyi leen ñu dem kon kooku xam nga ni xam na li mu doon def 8 heures mu dellu si waat liggéeyal réewam à partir de 8 heures donc je crois que kooku su fekkente ne bi dafa demoon ba retraité jël benn jour muy mardi mu ne mardi damay ñëw fii ci hôpital Fann fi ma nekkoon di fa consulter te la ñu may fay ñu dugal ko ci keesu hôpital bi su mercredi ma xëyaat dellu ci clinique ba ma nekkoon. donc dañuy ñaan yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana yu kawe yi yàlla baal koy bàkkaaram yu nëbbu ak yu feeñ ci mbaaxu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. jéye ja am ca Liban doomu Liban yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëg ko lool am ci njàqare am ci tiis am ci lool lu leen metti ndax genn golo gudd na waaye loo ca laal borom yëg ko ñoom nag nee nañu jéye ji nga xam ne moom moo am foofe ca pooru Beyrouth ñu bari ñàkk ca seen bakkan nguur gi kenn demul mu des lu ji njaaga moom mooy njaag ndax càggante rek moom moo waral lu ni mel Aïssatou Diak ak Moussa Fall doxantu nañu ba ci communauté libanaise bi. fii ci centre ville Dakar. tiis ak njaaxare lañu fekk ci kanamu libanais yi ginnaaw ñaari explosion yooyu am seen dëkk commerçant bi di ñu xamal ni rek fi mu ne nii jafe na lool ngir ñu jot seeni mbokk. wax dëgg yàlla situation bi métti na trop mais situation métti na trop parce que gis ngeen explosion bu garaaw la am na ay gaañu yu bari am na yu xam ne tamit fàtt nañu seen bakkan foofu. te loolu métti na trop wax dëgg yàlla parce que explosion bi mooy explosion bu doy waar wax dëgg yàlla fi ñu nekk nii dañuy ñaan yàlla pour blessé yi ñu mun faj ñu génn ak jàmm ak salaam ak yu gaañ yi tamit ñu ñaan leen yàlla mu xaar leen àjjana incha allah. am nañu am mbokk yu nekk foofu am nañu kay ay mbokk yu nekk foofu mais situation bi mooy actuellement mënuñu leen jot parce que après explosion bi il y avait dafa amoon coupure électricité
mënuñu leen jot actuellement situation bi dafa xaw a compliqué tuuti mais xam naa ne fii ba ci kanam normalement yëpp war na leer. libanaise bi nag di ñu xamal ne li ni mel ab càggante nguur gi la. En fait, ce qui se passe au Liban, ce qu'on a lu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que c'est une faute au gouvernement, c'est une négligence. Parce que ça c'était depuis. li xew Liban suñu sukkandikoo li ñu gis ci réseaux sociaux yi mën nañu wax ni càggante la ndax loolu nga xam ni yàgg na ci port ba daanaka ba léegi ñu bàyyi ko fa ñu ngi wax ni ay réparation lañ doon def étincelle jàpp ko mu lakk jur foofu explosion boobu loolu sàggante rek lañ ko mën a wax man mii sax suñu kër mi ngi nekk ci centre Beyrouth explosion boobu laal na ko. On a eu des problèmes, on a eu les vitres sont été cassées. commerçant bi di ñu xamal ne rek li ñu caytu daanaka ëpp na li ñu joxe. affaire bi daf ñu métti de dama guddi yëpp mais ñu ngi sant yàlla rek xam nga du ñaan yàlla du am dee yu bëri mais ñu ngi wax 100 mais man pour man ëpp na 100 mais lu ñu def il faut ñu sant yàlla rek ñu ñaan leen loolu mooy aduna ak si kii bi affaire bu pétard bi depuis 2014 mu ngi fële gars yi foofu lañ ko bàyyi problème mu état bi la. libanais yi nag nekk communauté bu importante fii ci Sénégal talaata ñu amal ñaari explosion ci seeni dëkk daanaka communauté bi basé wu fii ci Dakar nag di gis ne ab càggante gouvernement libanais bi la te it di ñaan pays voisins yi daal di leen di jàppale. ñu àddu jëmale ci cong gi ñu congoon màkkaamam journal bi di les échos ba léegi rek am ñu nga xam ni ñu ngi ci àddu muy convention des jeunes reporters du Sénégal di ñaawlu cong googu di ñaawlu loolu nga xamante ni daal teguwul ci dëgg teguwul ci yoon te ñaaw na lool ci li nga xam ni moo di liggéeyu journaliste Ibrahim Balde lañ koy duppee moom nag nee na lii di nguur gi war na daal gën a sàmm kaaraange ñii di taskatu xibaar yi président bu convention des jeunes reporter du Sénégal Ibrahim Balde ñu déglu ko ci micro kii di Sophia Ba. di ñaawlu li nga xamante ne xew na ca journal Les Échos képp koo xamante ne wàllum démocratie nga yëngu mbir moomu le war na la metti parce que joxe xibaar warul mën a tax cautionner li nga xamante ne moo di ay acte de vandalisme dëkk bi dafa am yoon am nu mu tëddee ñun ñii sax ci code de la presse bi nga xamante ne moo ñu tënk naam sax ñu ngi xaarandi texte d'application yi daf ne su fekkee ni yow mi nga xamante ne dañ laa tuumaal dañoo atteindre sa dignité humaine na nga jaar ci yoon yi nga xamante ne moom la dëkk bi may muy Sénégal donc di wax ni rek tey journalistes yi nekkul lii moo leen di tere def seen liggéey parce que dañoo toll ci contexte bu sensible muy mbas mi donc bépp xibaar boo xamante ne yaakaar nañ ni war na mën a jëriñ askan wi dinañ ko joxe parce que gis nañ ni am na ñoo xamante ne ba léegi gëmuñu mbas mi feebar bi la donc di wax ñun dañuy continuer di def suñu travail gis nga ni journal bi nga xamante ne sax barki démb ay bandi ñëw nañ fa génnee nañ benn numéro le lendemain donc di wax ne rek askan wi lañ fi nekkal donc dinañ continuer di def li nga xamante ne moo di suñu liggéey. Bamba Kassé secrétaire général bu SYNPICS mi ngi xamale ni ba léegi rek bunduxataal ak di indi ay jafe-jafe ci journalistes yi ba léegi loolu mi ngi am nee na nag fi mu toll nii ñi nga xam ne dañoo bëgg presse bi noppi wala bokk lu ay ci ñoom kenn du ca ŋaan kenn du ca ñëppi bu yaboo ñu tàyyi ndaxte loolu du mës a am ndaxte journalistes yi dinañu wéy di defal seen liggéey waaye nag nee na fi mu toll nii nañu ànd ak dal ak lu mënti am ñu daal di koy gérer ak responsabilité. Bamba Kassé secrétaire général bu SYNPICS ci micro Sophia Ba. lu ñaaw la loo xamante ni jàpp nañ ni ci réew moo xamante ni mel ni réewum Sénégal jëf yu mel noonu jàppoon nañ ni amatu fi dootu fi am ndax li ko waral mooy dañoo nekk réew moo xamante ne ci wàllum démocratie réew mu avancé nañ dañoo nekk réew moo xamante ne ci wàllum liberté de presse am na ay lënt ak ay yéex yu bëri yu fi am c'est vrai mais réew lu moo xamante ne ñëpp dañuy joxoñ jàpp ñi comme réew moo xam ne réewum exemple la donc réew mu mel noonu xibaar ak bu mënti doon bu fekkee dañ ko génnee ñaar a koy am dëgg la wala du dëgg bu dee dëgg la ñu xam ni dëgg la bu dee du dëgg ki nga xamante ne dafa jàpp ni du dëgg am na ay yoon yoo xamante ne moom nañu tënk ci même réew pour may ko mu dem wax ak ñi génne information bi ñu xamal leen du dëgg infamie mënta weesu pour un journaliste nga génne information ñu xëy na li nga bind du dëgg
donc boo fekkee ni yow da nga jàpp ne xëy na li ñu la waxal du dëgg mais démentir ko mais dem di xoqatal ay journalistes di yàq ay kër di yàq matériel di leen empêcher ñu def seen liggéey loolu dafa ñaaw te képp ku ko ñaawul waxuma journalistes yi rek de mais képp kuy sénégalais nekk un militant de la liberté et de la démocratie da nga ko war a ñaawul. tolluwaayu coronavirus bi ci suñum réew mu wéy di law ñeenti nit ñàkkaat ci seen bakkan lim bi toll ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñetti nit ñu ci ñàkk seen bakkan ba mbas mi duggee ci réew mi ñaari fan ci weeru mars ak léegi bésub tey bi am nañ ci téeméer ak juróom-benni cas téeméer ak juróom-benni cas yi am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñaar yu ñu tuddee cas communautaire ak ñaar yu nga xamante ni cas importé la ñu ràññee leen ci aéroport international Blaise Diagne docteur Mamadou Ndiaye ci xayma bésu tey bi. ci junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn test yi ñuy jot a def téeméer ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji ñu wàlla leen am nañ ci ñaari cas importé mooy ñi nga xam ne dañoo jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci tamit li ñuy wooyee cas communautaire ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar cas communautaire yooyu mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñ ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Kër Massar am na ñaar Ndar am na ñaar Saint-Louis Thiès ñaar Bignona benn Diourbel benn Grand Yoff am na benn Guédiawaye benn Kaolack benn Kédougou am na benn Xombol benn Kolda benn Malem Hodar am na benn Mariste am na benn Mbao am na benn Médina am na benn Ouest Foire am na benn Pikine am na benn Pout am na benn Rufisque am na benn Sokone am na benn Tivaouane am na benn Touba am na benn Yeumbeul am na benn ak Ziguinchor am na benn juróom-benn fukk ak juróom-ñett si ñi ñu entré woon hôpital wér nañu te bu ci yàlla àndee dinañu génn bés ni ki tey fanweer ak juróom-ñett malade ñu nga ci réanimation ñeent malade ñàkk nañ seen bakkan ci bésu démb talaata ñeent fan ci weeru août biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk Sénégal wëññi na fukki junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom benn junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñàkk nañ seen bakkan mu des ñetti junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla yóbbu leen tabal leen àjjana te ñi des ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi yàlla may leen tan ba ñu wér ak jàmm. ñu daal di indi ay xibaar ci tënk am na juróom-benni avion ñu nga xam ne Nigéria la ñu waroon a bàyyeekoo ngir ñëw rek ci li nga xam ni moo di dëj ba am ca Medina Baye juróom-benni avion yooyu nag dañ leen a bloqué ba léegi taalibe yi mënuñoo ñëw ngir indi seen njaal am na yi tamit yeneen taalibe yu nga xam ne yegg si nañu ba aéroport international Blaise Diagne ñoom tamit ñu nga leen fa téye ñu tàggatémbe fa sonn lool li tax nag ñu téye leen mooy amuñu 40 000 yu ñu fayee test Covid yi ngir mën a dugg ci réew mi loolu yi nag dinañu xool fan la nen di mujj ak i gëtëm beneen xibaar bu ñu dikkal bu tiis muy juróomi doomi Sénégal yu bokk ci benn famille ñu ñàkk seen bakkan ca Denver ginnaaw ba nga xamante ni nag seen kër dafa tàkk jéppét ñu daal di cay faatu kenn ki nag benn élève la bu nekkoon wala bokk ancien élève la bu nekkoon ca lycée Limamoulaye nekkoon foofee yi tamit ak soxnaam ak doomam ak grande sœuram ak doomu grande sœuram ñoom ñëpp nag daal di nañu gaañu ci lakk gu métti googu nga xam ni moom moo leen dal police su Denver nag ubbi na ca ab l'enquête waaye li nga xam ne ci xibaar yi njëkk fës liñ ci jàpp moo di ni daal incendie criminel maanaam dafa am ku leen faagaagal loolu moom moo indi jéye jooju bu ne saa ñu daal di ñëw ci wàllu tàggat yaram.
tàggat yaram ci tënk Paris Saint-Germain ñoom nag ñi ngi waajal seen match Ligue des Champions waaye ba léegi daal Kylian Mbappé bokkam ci match boobu wóorul ndax gaañu bi nga xam ne amoon na ko ci final ba léegi daal wéragul ki nga xamante ni aussi moo di mercato bi ba léegi njënd meek njaay mi ngi wéy di am ñu daal di dellu si tamit ci Ligue des Champions ak match yu nga xam ne moom mooy xaar askan bi Fodé Gassama defal ñu tënk bi. Paris Saint-Germain Thomas Tuchel amul yaakaar bu baax ni Kylian Mbappé dina mën a jouer titulaire ci match bi ñu waajalu ñoom ak waa Atalanta Bergame waaye jàpp na ni mën na toog ci banc bi ñu fàttali ni Mbappé dafa blessé woon ci cheville bi ci finale coupe de la Ligue. Paris Saint-Germain Atalanta Marco Verratti wóorul ni dina jouer match boobu dafa blessé entraînement participation ci boobu match nekk na loo xamante ni dañ ko xoolaat bu baax a baax leen mel Paris Saint-Germain moo ñu ko xamal ci benn communiqué. Manchester City Real Madrid Eden Hazard mu ngi ci groupe bu Zidane convoqué pour match vendredi bi nekk 8e de finale Ligue des Champions ñoom ak waa Manchester City mu nekkoon lu dese wóor jamono ji waaye finalement kii di Hazard dina daal di ànd ak moromam mi dem fële ci Angleterre ngir jouer boobu le match. mu nekkoon lu desoon wóor trop jamono ji waaye finalement kii di Eden Hazard dina ànd ak groupe bi ngir mën a jouer match bu important boobu fële ci Angleterre. Mercato Montpellier sorewul dara ngir am signature góol bi nga xamante ni mooy Jonas Omlen moom mi mooy góolu fële ci FC Bâle championnat suisse daanaka soreetul dara ngir mu signé ak club français bi. egsi nañ ci cëppaandaw émission bi ñi nga xam ni wala bokk lii di journal bi émission bi ñu waroon def di ndaar yi bésub tey ñu waroon ci dalal Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique moom nag ginnaaw bi mu génnee conseil des ministres xamle na ni dafa am lu ko tënk ba du mën a teew ci émission bi nga xam ni man ak Aïssata Ndiaye ñoo ko waroon a animé kon nag suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi jégalu ci émission ndaar yi boobu nga xam ni waroon ngeen ko suivre ak Abdou Karim Fofana ñu bari tamit doon xaar émission bi waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam bu yoon jeexul waxu sil du jeex jaa ngeen jëf ci teewlu bi ngeen di teewlu programme mu ITV.